internet ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar daleen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ñu tàmbalee ko nag ak coow bi nga xamante ne ni daal dina dox entre ministre de la culture et de la communication ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di patron de presse yi ba tax na sax président de la république som bu mu daal di jagleel presse bi rek nga xamante ni ministre bi daal dina koy séddale waaye nag ñoom patron de presse yi lu ñu doon ñaxtu rek moom moo di ministre bi na wax ni nga li nga xamante ni moom lay répartir boobule somme waaye nag ginnaaw bi nga xamante ni patron de presse yi ñoom dañoo amaloon ab conférence de presse rek 24 heures après ci la ki nga xamante ni moom moo di Ousseynou Dieng nekk directeur bu communication bu ministère de la culture et de la communication moom nag fële ca RTS ni ki démb la daal di xamle rek ni que ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay patron de presse yëpp ñoom daal dinañ récupérer li nga xamante ni moo di somme buñ leen jagleel nga xamante ni ñoom ñoo daal di lànk boobu les somme rek moom moo di Bougane Gueye Dany nekk D-Média ak ki nga xamante ni moom moo di Birane Ndour bu groupe Futur Média ñaar ñooñ nag mel na ni ñoom rek ñoom ñoo daal di lànk li nga xamante ni moom moo di somme boobule ndax lépp lu ñu bëgg rek moom moo di dispatching bi mu daal di am li nga xamante ni moom moo di transparence ñu ñëw ci compagnie bi di Air France nga xamante ni ni moom daal dina reprendre ay vol jëmale ko ca Paris moom nag compagnie bi di Air France daal dina continuer di proposer ay vol retour entre Dakar ak Paris bu ñu sukkandikoo ci benn source bu ambassade de France fii ci Sénégal moom nag lu mu daal di xamle rek moom moo di Air France dina ubbi ay yeneen vol yu bees yoo xamante ni ay retour la vers Paris le 18 20 25 ak 27 mai au départ de Dakar même su fekkee ni que sax aéroport international Blaise Diagne bi dañ ko daal di tëj ci lépp lu nga xamante ni trafic la ba le 31 mai. ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di cadre unitaire de l'islam au Sénégal ñoom nag daal nañu demander li nga xamante ni moo di ubbite mosquée yi ba tax na cadre unitaire de l'islam au Sénégal nga xamante ni daal dina regrouper l'ensemble des familles religieuses fii ci dëkk bi ñoom nag daal nañ adressé benn mémorandum jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di état bi ngir porter wu garant ci li nga xamante ni moom moo di respect wu mesures yi nga xamante ni dañ ko daal di proposer rek dans la proposition d'ouverture des mosquées ci cadre boobu noonu rek ñoom lu ñu nar a def rek moom moo di daal di amal benn tournée ci li nga xamante ni moom moo di guide religieux yi nekk fii ci dëkk bi ba noppi daal di jël seen ay matuwaay ci li nga xamante ni moom moo di distanciation sociale bi disponibilité bu gel bi ak ouverture et aération des lieux de culte ngir permettre li nga xamante ni moom moo di fidèles yi rek ñu daal di gën a exercer li nga xamante ni moom moo di recommandation ci li nga xamante ni moom moo di weeru koor bu ñu nekk. ñu wax ci ki nga xamante ni moo di président de la république ak daal dina demandé hier en conseil de ministres ki nga xamante ni moo di ministre de la santé ngir mu dévoiler aux Sénégalais la nouvelle stratégie de gestion des cas contacts du Covid-19. ba tax na chef de l'État rek daal dina indiquer au ministre de la santé la nécessité de partager avec les acteurs et les populations li nga xamante ni moom moo di nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière bu cas contact yu Covid-19 bi tout en veillant à celle des patients atteints d'autres maladies dans les hôpitaux. ci ginnaaw loolu nag mu am lu ci làkkatu lu nga xamante ne ni moom moo di nouveau mode de confinement et d'isolation bi nga xamante ni moo ñeel cas ou suspect contact yi nga xamante ne ni kenn dootu leen hospitalisé mais dinañu mën a toog fi nga xamante ni moo di seen kër wala ci ay centre yu nga xamante ni du nekk hôpital waaye nag ñooñu le dinañu am suivi. ba tey ñu desandi ci li nga xamante ni moom moo di conseil des ministres bi amoon ni ki démb ancien ministre bi di Mary Teuw Niane daal dinañ koy nommé PAC bu bees bu Petrosen Holding ba tax na ancien ministre bu l'enseignement supérieur boobu noonu daal dinañ koy nommé président bu conseil d'administration de Petrosen Holding nga xamante ni dafa daal di regrouper rek yi nga xamante ni moom moo di ay filiales yu bees ak li nga xamante ni moom moo di la maison mère Petrosen bi nga xamante ni chef de l'État daal dina koy taxawal ci début d'année. Mary Teuw Niane nag dafa daal di remplacer ki nga xamante ni moom moo di Abdourahmane Omer Seck nekk goro ci chef de l'État. ñu jeexalee ko rek ak situation du jour ci lu ñeel Covid-19
fii ci Sénégal ba tax na niki tey rek daal dinañu effectuer lu toll ci 1027 tests ci 1027 tests yooyu noonu nag 59 moom moo ci daal di ñëwaat positif ci li nga xam te ni moo ñeel coronavirus bi soit un taux de positivité bu 574%. ci loolu nag mu ngi nekk 51 cas contact suivi ak li nga xamante ne ni moom moo di 8 cas issus de la transmission communautaire li nga xamante ni daal dinañ koy répartir ci li nga xamante ni moo di Pikine daal dina am benn, Parcelles Assainies daal dina am ñaar, Grand Yoff daal dina am benn, Maristes daal dina am benn, Yëmbal aussi benn ak Rufisque aussi daal dina am benn ak dëkk bi di Touba daal dina am benn ba tax na sax 69 patients daal dinañ leen testé négatif ba noppi daal di leen déclaré guéri 6 cas graves nag ñoom ñoo nak jamono ji en réanimation. À ce jour nag Sénégal daal dina compté 1492 cas positifs dont 562 guéris, 13 décès ak benn évacué ak jamono ji 916 encore yi nga xam te ne dañoo nekk sous traitement. bokku internet yi cant ngërëm ñeel na leen li lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar.